Bakar Fall Aliou maa ngi lay nuyu bu baax a baax baaxoon nañu ci waxtu wi alxames bu nekk ñu ànd defub jàngat ci li fi gën a fës ci wàllu politique di round politique di ci ànd ak Ajaratu Binta Diallo soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax wala di la fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye borom Ngaabu di nuyu ki nga xamante ni moom may Alioune Ba tey moo nekk ci technique bi di nuyu auditeurs yi ak fu ñu mën a nekk ñu safoo alxames bu jot di ñëwaat ci li gën a fës ci wàllu politique bi ñu war ci ànd ak Abdoulaye Cissé sama waa ji mi ngi ci embouteillage bi foofu laa doon jëmoon moom it war nañoo fekk si ci waxtaan wi ne xam nga moom it da ciy joxe xalaatam di ciy génnee ponk yu jàngat yu am solo ñi ngi koy xaar ci waxtaan wi Adja ñun dañuy door ak li nga xamante ne ji jamono ji daanaka bokk na ci li ñuy mbambu ci géew politique bi mu di coowal troisième mandat bu président Macky Sall wax ci bëri na de wax ji bëri na moo lëmbee fan yi le débat politique au Sénégal ñuy wax ne Mamadou Mohamed Ndiaye dañoo gis ne am na lu tubaab di wax oiseau de mauvais augure kooku su génnee wax rek bu subaa dañ lay dàq ci sa liggéey am na ci jamonoy El Hadj Kassé bu mu demee France 24 wax fa ci mbiru pétrole ak yooyu am na ku génnoon dal ci kawam ñu dàq ko wala ñu wàccee ko rétrogradé ko bi Sori Kaba waxee ci troisième mandat bi ba mu ca waxee ci ëllëg sa la ñu ko dàq moom Sori Kaba ba journaliste bi di Adama Gaye ba mu waxee ci moom defe naa ne ci ëllëg sa prison kon am na ñoo xam ni ay oiseaux de mauvais augure lañu dañuy def ay ballon de sonde dañuy ñoom seen combat yëpp mooy xeex ñi nga xamante ne ñoom lañu jàkkaarloo yaakaar naa ne nag ñooñu seen bis dina ñëw jarta tudd tur wante li nga xamante ni moom nga wax léegi muy troisième mandat bi nga xamante ni moo waral Sori Kaba nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur ñu wàccee ko man bokkuma ci ñuy gëm ne Macky Sall jëloon na décret bi bu yàgg dafa tombé waral ay gaaf déedéet man dama jàpp ni li mu wax troisième mandat bi ci grand jury dimanche c'était la goutte d'eau qui a peut-être fait déborder le vase moo tax ñu dàq ko kon xam nga ne coowal troisième mandat mi ngi fi xam nga dañ ko mettre rek en suspens parce que ñoom boo déggee seen wax dañ naan c'est prématuré parce que Macky Sall mi ngi soog a def 7 mois donc du débat boo xam ne war nañ ko poser heure bi kon kañ lañ koy poser ci loo xamante ni moom Macky Sall bi mu defee son référendum génn na en 2017 mu ne que ñaari mandat daf ko verrouillé ci constitution ci référendum de 2016 kenn mënatul def 2 mandats consécutifs loolu la constitution bi may ñu dégg ay constitutionnalistes yu mel ni Babacar Gueye mu ni constitutionnaliste émérite mu ne juridiquement Macky Sall mën na briguer waat un 3e mandat en l'absence de dispositions transitoires pour prévoir que le mandat en cours fait partie du décompte de 2 mandats que Macky Sall peut prévoir. foofu la coow li nekk. xam nga foofu la coow li nekk. parce que dañuy ñaari mandat yu 5 ans. moom benn mandat bu 5 ans lay def. loolu foofu dafa lëndëm ci xelu askan wi. te su ma juumul même Barthélémy Diaz mas naa junj lu ne. waaw baax na ñu ñëwaat ci Ismaïla Madior Fall. constitutionnaliste bu mag nekkoon ministre de la justice. mu ne l'article 27 de la Constitution écarte toute possibilité pour le président de briguer un 3e mandat consécutif maanaam. ñaari mandat yu tegaloo waaw benn 3e mandat maanaam bu jegee mandat bi nga xam ne moom la war a jeexal. joint que ñu dégg ko moom mu ni Constitution bi ne dit pas si le nouvel article 27 entre en vigueur à l'expiration du mandat en cours du président. Nulle part il n'est écrit que le mandat de 7 ans est ou n'est pas compris dans le décompte des 2 mandats consécutifs. xanaa kon am na Zoinka moo wax loolu. léegi xanaa kon jiixi jaaxa dina am xanaa kon le débat du 3e mandat dina am. xam nga ñëpp nag ñoom lu ñu mën mooy président constitution ñaari mandat la ko may. ay rétroactivité ak ay yow yëpp ay débat juridique la parce que les juristes ku ci nekk da nga am sa interprétation ci mbir mi. mais nag kàddu gi yow yaa ko yor yow njiitu réew mi newoon nga doo briguer 3e pare naa ci jeex na kon coow lii bu mu jógee dama yaakaar ne balaa mu doon jël avion di tukki dafa waroon dalal xelu askan wi ne leen la ma waxoon maa nga ca waaye nag Sénégal Olof Ndiaye dafa nekk di rien consent. beneen bi topp mooy duñ la jiiñ nuuxur ngay soccoo yaxi liir maanaam Sori Kaba bu fekkente ne par exemple lii nii bañoon nañu ñu def amalgame ci ne moo tax ñu dàq ko taxul ñu dàq ko ndax doonul woon gën ñu bàyyi ba jëmi jamono parce que comme niñ ko waxee nee nañu le 10 octobre xamoon na ne day dem waaw
c'est ce qu'on a dit. waaw voilà donc mënuñu woon a bàyyi ba coow li weesu sax. waaw ñu soog koo doxal est-ce que gënu woon a rafet. moo tax ñu xam ne nag erreur la ñu def. si saa sa ñu commencé naan waaw du coowal 3e mandat bi wala décret bi signé woon nañ ko avant ñun xamuñu ndax décret bi signé woon nañ ko avant. am na sax ñu ci teg ne waaw dañ ko bëggoon a yóbbu ci ambassade. loolu la bañ ba tax mu orchestré loolu yëpp pour expliquer erreur bi nga xam ne def nañ ko ci lii. parce que lii ku ko gis wala ku ko dégg danaan kon kay coowal mandat 3e mandat dina am moom nee na président amul droit am 3e mandat rek ñu dàq ko. ci ëllëg sa koo ci woo ci APR mu bañ koo ci woo ci mouvance mu bañ kon boog Macky Sall xanaa daf leen wan ne ku wax sama 3e mandat te santuma leen ko te excès guñ ca dinaa la dàq. est-ce que war nañ caa yegg sax Abdoulaye. dinañ ca yegg kay Abdoulaye est-ce que waxi 3e mandat ci Macky Sall fi mu ne war naa doon débat ci réew mi. warta ma ñàkk sax. dafa war a am. waaw parce que xam nga bu leerul mënuñoo tere nit ñi ñu wax ci te débat boobu gis nga du président Macky Sall sax bu génnaatee wax ni wutuma 3e mandat du tax mu jeex parce que amul tax. am nañu am sañ gëmuñu waxam bu waxee sax danañ ko ne gëmuñu la. nañu nangul ñi nga xamante ni ñoom lu mu wax loolu la ñu jàpp mais ñu nangul ñi nga xam ne am nañu sañ-sañ aussi ne gëmuñu ko ba bis bu ñuy déposer candidature yi débat bi day am kenn mënu ci dara. day am kenn mënu ci dara foog ñu koy waxtaanee loolu moom mënuñ koo maintenant ku ne am nga ne sa njaboot bu leen ci waxati moom sa kër li la neex mën na faa am mais loolu sax du stratégie bu baax parce que comme débat public la débat opinion la boo bàyyee ña nga xam ne ñoo bëgg safaan ba maanaam ne di mobiliser nit ñi ne bis bu nekkee candidat nañu préparé wu boo bàyyee terrain bi ak ñooñu. dañ la fay gën a xeej. voilà dañ la fay gën a xeej. jiitu la fa mais débat bi moom Mohamed damaa xamul sax lu tax ñu bëgg wax nit ñi ni du am wala warul am te du Sénégal rek xam nga dañu fa jàpp ni finalement ay problème Sénégal ak yooyu non adduna bi yëpp noonu la président fu mu faloo ñu commencé xalaat nañu koy wutoo bu dee dafay jeexal nga gis ñi ànd ak moom sax commencé di positionné wu mandat bu mujj président moo mel noonu faw am na ay nitam tey ñi ñoo xam ne ku nekk yaakaar na ni bu dee Macky Sall du jéem a wutuwaat boppam bëgg na mu jàppale ko feeñaguñu nag parce que comme nee na leen mbirum 3e boobu teg leen ko ci suuf. mais teg leen ko ci suuf bi. ñaar lañ ci mën a dégg. wa illaa jotagul wa illaa teg leen ko ci parce que man mii pareegu ma. très bien dara terewuñu ko déggee noonu sori kaba bi ma baax ci ñaar rek balaa may jàll. man day gëw ma ñi ñuy bëgg a dugal suñu xel ni dàqoon nañu ko ba pare dafa c'est président nan lay ku dul sori kaba sax gëw ma président jël décision jëlee nit fenn. ngay bañ ngay am sañ boo bañee sax bés boobu la lay wàccee kooku koy amul yàggal sax gëmloo ñu ni dañ ko yóbbu woon feneen mu doon bañ xam nga am na yoo xam ne yenuwul sax maanaa parce que jëmmi Sori Kaba mënu la bañ ci lu ko président Macky Sall bëgg a def wala bëgg a defal c'est pas possible premier ministre Boun Abdallah Dionne bi ko Macky Sall bëggee wàccee wala bi mu bëggee dindi affaire bi da nga cee gis dara. ku dul Sori Kaba sax mënul nekk waxuma la nag moom. ci rek poste boo xam ne ni doo ministre ci direction générale nga nekk c'est même pas possible loolu moom dañoo bëgg a dox suñu xel rek pour orienter affaire bi feneen. mais du loolu ci sa gis-gis non mënul nekk. Binta Khalifa Ababacar Sall def na keroog déclaration officielle am bu njëkk. ginnaaw bi mu génnee ci kaso bi. am ñu bëri gis ne daal maanaam fañ ko doon xaare. ci gàttal daal bu ñu ko yeboon dañ naan waxu fi dara. waaw waxu fi dara depuis bu mu tàmbalee moom ci yoonu politique am. moom dafa di ñëw nit koo xamante ne dafa bu fekkente ne soow bu ñu wayal la te dem ba bëgg a way te wayut am na nu ñu koy wax ci wolof. waaw ndax nag Khalifa Ababacar Sall bi mu génnee dafa ni. correct muy def sax sortie officielle dafa ni maa ngi engagé wu waat ci yoon bi ma nekkoon maanaam ancrage am dans l'opposition réaffirmé na ko pour wax ne moom taxawaay ba mu ci amoon pour jëlee fi alternance bi moom nee na dafa bëgg consulter l'alternative à l'alternance mais nag alternative à l'alternance defe naa ne ay wax yu sedd du ko faj ndax moom Khalifa Ababacar Sall dëgg la nekkoon na le maire de Dakar mais il a perdu ce poste. Il a été député à l'Assemblée nationale. Il a perdu le poste de député à l'Assemblée nationale. Il a perdu ses droits civiques. Kon defe naa combat bu mu war a jógtee pour mun a faire face defe naa du combat wu waxu baal naa ñëpp man daal li fi duma xeex ak kenn mais di seddal.
waxuma nag mu génn di xeex ak kii que ce soit mais un combat politique stratégique war na ko mener ndax la nature a horreur du vide. Entre là, il y a eu le phénomène Sonko. Mënuma wax sax phénomène la parce que Sonko est à l'Assemblée nationale. Sonko est arrivé 3e à la présidentielle. Kon boog mun naa bu ma sañtoo wax ne Sonko xaw na koo randal tuuti toog xaw a toog ci place am kon combat bi nga xamante ni Khalifa Ababacar Sall war na ko mëne acteurs yi wax ko moom mooy mu xool nu muy dellu si waatee sur le landerneau politique. Il faut mu am benn bataille boo xamante ni stratégique la politiquement stratégique xamuñu ndax dafay dem avec l'appareil du PS xamuñu ndax dafay ànd ak taxawu Dakar. mais ndax loolu dana ko mën d'autant plus que ay droits civiques am yëpp amatu ko. moom mooy xeex bu mu war a xeex nag parce que pour mu am ses droits civiques il faut que mu am amnistie. lan moo amnistie bi nu muy xeexee ba am ko pour ñu effacer faits yi nga xam ne tuumaal nañ ko parce que tant que amul amnistie du ñu effacer les faits te bu fekkente ne yow sa casier judiciaire n'est pas vierge munoo dem briguer les suffrages des Sénégalais. est-ce que du loolu tax nag muy seddal parce que xam nga aussi. moo tax nag ñu ni est-ce que moom Khalifa Ababacar Sall bi muy génn ci kaso bi ba fu mu egsi nii dafa amoon ay négociations souterraines parce que xam nañu nous sommes habitués par les politiques à des deals politiques yoo xam ne duñu ko xamuñu ndax deal am na xamuñu ndax deal amul. En tout cas, président Macky Sall, il y a de cela quelques mois, évoqué la possibilité mu amnistier Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Te entre-temps, gis nañ ne Abdoulaye Wade dem na jubóo ji ak Khalifa ak Macky Sall. Moom moo ci des di ci des nag xamuñu ndax le soubassement de cette réconciliation entre Macky Sall ak Abdoulaye Wade ndax mu amnistier Karim Wade la xamaguñ ko lépp ça tourne autour d'un deal boo xamante ne éclaté gul xamuñu lan la Khalifa Ababacar Sall est-ce qu'il est dans ça pour avoir une amnistie et recouvrer ses droits civiques kenn xamul moo tax nag mais pour le moment daal nii mu nar a jógtee nii bu fekkente ne dafa bëgg a alterner l'alternance du nii la ñuy doxalee. Ablaye jàpp nga ne stratégie bi baaxul. man de Khalifa dégg naa ci waxam ñaar yoo xam ne je pense que c'était important mu leeral ko. bu njëkk bi mooy ku ne xam na ni tey dogoon na ak parti socialiste. donc fii Adja Binta di waxee ndax Khalifa day dem avec l'appareil du parti socialiste foofu moom leer na. Khalifa Sall ni mu taxawoo moom moo dogool boppam ak parti socialiste. parce que xel mu ngi doon xalaatoon na sax ni comme Ousmane Tanor Dieng yàlla yërëm jóge na fii te yéene moo nekkoon njaboot gi dellu siwaat ñu njortoon sax ni Aminata Mbengue Ndiaye mi ko remplacé xëy na dana am ay waxtaan pour yaatal mais Khalifa Sall déclaration dafa wax ni moom taxawee na ci kujje gi booru opposition donc bokkatul langu parti socialiste de fait. Deuxièmement bokkatul langue majorité présidentielle ñuy fàttali ni Khalifa Sall nekkoon na parti socialiste jamono bi parti socialiste di nekk Benno Bokk Yaakaar il n'a pas toujours été opposant à Macky Sall donc tey fësal na féeteem ci langue donc loolu man leer na ñaareel bi man day xaaru moon ci Khalifa Sall mu génn tàngal ba mu tàng jër parce que melowul noonu vraiment mais ça ne veut pas dire que du affirmer li nga xam ne ni moom la bëgg man de discours am li mu wax jàngee naa ci ñaar positionnement bi leer na maintenant ubbi perspective bi foofu lay rejoindre. Khalifa it seddul de ndox mu sedd muy rey teeñ la de. waaw mais moom laa wax moo tax moom dama ne moom pexeem. du xam nga du. xam nga ñu fàttali conférence de presse ba fee. waaw bañ ko fee nar a yóbbu bés ba muy jooy ya. waaw mais xam nga loo xamante ne jiit. waaw xam nga jooy ci kilifa dañ naan saalit la. jooy bokkul ak xeex. xeex moom da ngay taxaw defante. mais boo jooyee rek ñu ne da ngaa saalit. te jooy yooyu sax taxawoon na ko topp. mais ñaareel bi mooy perspective yi mu ubbi moo la gën a xam ni. bu suba dee tey du bokk ci élection. donc loolu moo tax perspective bi mu ubbi mooy. bokk naa ci opposition bi xamuñu nag fan. ndax day ànd ak langue gu fi ne. wala ndax day Idrissa Seck ak yeneen. wala day dellu ci mbokkam. non dellu ci mbokkam moom nekkatul. dellu ci mbokkam moom jeex na bu ñu déggee. non mais ci lan nga sukkandiku pour mais wax ci li mu wax. parce que opposition la nekk parti social il ne faut jamais dire jamais mais bésu tey la ñuy wax non non atte tey laa wax. atte tey ci ay waxam. dogoon na ak parti socialiste. loolu laa dogoon ne serait-ce que pour mémoire d'abord sax mën kenn xamagul de fan lay tourner. mais d'accord waaw mais d'accord xam nga bu ñu nee déclaration am leerul. loolu laa wax ni leer na. ah non ñaari point yooyu jàng nga ko ci muy lu leer. Idrissa Seck moom kañ la ñu ne moom lay wax samedi. waaw samedi ndem si yàlla Idrissa Seck. incha allah dina wax ndax nag boobu ba léegi nag ñëpp a ngi naan waaw Idrissa Seck mi ngi ci réew mi wala Idrissa Seck dafa bàyyi politique ndax Idrissa Seck ana fan la ne samedi nag deful conférence de presse
dafay ñëw parce que jeune parti bi ak coalition Idy 2019 ñoom ñooy def benn genre forum di waxtaane élection yi lan mooy leadership jeune ci wàllu collectivité territoriale yi nga xamante ne ñu ngi koy waaja élection yi xamaguñu kañ la moom ci la dina ca ñëw ñu jàpp ne nag bu ñëwee xëj na dina rompre le silence wax ci nga xamante ne mooy actualité yi lu mel ni 3e mandat mu ne pat lu bare xew na fi moom Idrissa Seck mi nga xamante ni moom moo arrivé 2e à la présidentielle tuumaal nañ ko fi sax ne mi ngi deal ak ki nga xamante ne mooy président Macky Sall pour être le chef de l'opposition parce que nee nañu y a benn cagnotte de 2 milliards ba xamante ne mi ngi ci ñu tuumaal ko mu ne pat boobu ba léegi mu ne pat personne ne comprend son silence est même devenu peut-être assourdissant pour les uns donc man sànq sax dama bëggoon a wax ci 3e mandat ma ni Macky Sall moo yey ndax su amee opposition boo xamante ni du dóor du fayu wala du xeex du dóore lu ko neex mu def man je pense que Macky Sall a le maître du jeu politique parce que opposition boo xamante doo leen dégg sur rien du tout ana Malick Gakou kañ nga ko gëj a dégg Malick Gakou mi ngi ci Sénégal wala nekkul Sénégal ak li xew yëpp kenn xamul ana Pape Diop ñu ne delluwaat na ci ay business am loolu opposition la kan moo nekk ci opposition bi Sonko te Sonko fu mu toll nii moom am gumbal tal na leneen dul tëbiteer mi ngi ci mbir yooyu nañu mu opposition bi yow bu fekkente ne bëgg nañu daal jàkkaarloo ndax opposition elle est faite pour s'opposer mais opposition Sénégal man de su ma ko amoon dinaa def 10 mandats. Ablaye Idy ñu ngi koy déglu samedi ci ndaje moomu waaye mën na faa bañ a wax it de ndax moom it maanaam dafa bari pexe. mën na faa bañ a ñëw sax xam nga léeg-léeg bu ñuy invité dañuy wax sous le nuñ koy waxtee. parrainage mais yooyu moom engagé wul kenn. man nag awma ci mberteel vraiment ci Adja Binta yàgg na ci affaire yi xam na ni gars yi di doxalee c'est-à-dire Idrissa Seck du ku ñuy dégg bés bu ne noonu la mës a doxalee dara beesu fi moom mooy décider agenda communication noonu la mës a fonctionner ça lui a réussi jusqu'ici joxu ko nguur gi loolu mbiri yàlla la ñoom mbiri yàlla lañ ko jàppee mais communication moom moo koy maîtriser noonu la mës a doxalee te gaw moon ni lii lay gaane Binta interpellé na ko ci 3e mandat bi xam nga lan la amatul lu ñu ciy wax débat en attendant président Macky Sall ñu yegg ci gis nga fii du jeex dañu ciy wax ba ñu ne tey la candidature yi ñu xam ndax bëgg na wala bëggul maintenant Idrissa Seck lan la ciy wax leneen lu dul li nga xam ne nii moom moo fi neef naa ni ñoom ci seen bopp sax ñoom war nañoo bàyyi boobu nit ñi opinion bi wax ci mais ñoom peut-être moomatuñu ko man day bertuma mu bañ a wax agenda am nag noonu la ko mës a doxalee mais gëm naa ni opposition quand même mu ngi ci dëkk bi parce que boo xoolee nguur gi amul dal vraiment te loolu aussi opposition nag du ñi nga xam ne rek ñoo seq làng gi président Macky Sall am na ñeneen ñu ko sonal ay nuñ koy waxatee ak aar ñu bokk yooyu yëpp a ngi fii te loolu aussi mooy opposition sentinelle la rek waaw pour fexe ba yëf yi gën a jaar yoon waxuñu jaarul yoon mais gën a jaar yoon teg ci seen xuppi teg ci bët ku ne mën ngaa jouer rôle boobu pour ñu nekk ay sentinelle li ñu bokk sàmmal ko suñu bopp du ki ko yor rek moo ko war a sàmm parce que boo dénkoon nit rek ne ko loo def baax na xam nga loolu day mujj. caafu xam maa ngi lay gërëm Abdoulaye. kii Mamadou Mohamed Ndiaye xanaa rek ma information bi nga xam ne Omar Ndiaye Kaffrine moo ma ko transféré. Yaya Sow xam nga yaa ngi ko doon dégg député boobu nga xamante ni ci APR la bokk. mooy commission santé bu xaw ma lan. moom vice président la woon assemblée nationale. da doon critiquer toujours président Macky Sall di wax ne dafay privilégier transhumants yi. di nga xamante ni ñoom ñooy les militants de la première heure amuñu dara ñoom lay jox lépp ñu wax ne wàccee nañ ko ci poste vice président bu commission santé bu assemblée nationale député maire de Ribot Escale nee nañu kon dañ koo wàccee ndax liberté de ton bi nga xam ne am na ko ndax nag ñu ne moo tax léegi jox nañu place am ki nga xam ne mooy député Khalil Ibrahima Fall nekk maire de Kër Samba Kane. maa ngi lay gërëm bu baax Adja Binta Diallo jërëjëf Abdoulaye sant naa la bu baax a baax ba alxames ak jàmm ñu dajawaat fii ci beneen numéro round de politique.